Papa Ngagne Ndiaye. dañu koy daal di tàmbale ak mbas mi ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci dibéeri démb ji gën koo leeral nag ak docteur Aloyse Waly Diouf ñu teewlay kàddoom. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def juróom ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci Diamniadio ñett ci Fass Mbao ñaar ci Guédiawaye benn ci Diamaguène Mbao benn ci Kër Mbay Fall ñaar ci Yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci Touba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal woññi na juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti cas yoo xam ne cas yu positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci wër juróom benn fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi ñu ngi leen di traité. dégg ngeen kàddu yooyu tukkee ci docteur Aloyse Waly Diouf waaye déggu leen benn yoon mu wax leen ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakkan ana fan la ñu fekk baax wala fan lañ leen di rob loolu yëpp dara leeru ci li ko sabab nag xeetu communication bu bees la ndax jàpp nañ ni xamle xibaar yooyu mën naa tax ba ñu leen di daw mbaa ñu daw seen i mbokk. Mouhamed Ali Mouba lañ ci àndal ci leeral yi. sukkandiku ci docteur Ousmane Gueye nekk koo xamante ni mooy directeur SNEIPS service national éducation ak information ci wàllu santé boo gisee ministère bi doxalee noonu dafa fekk bëggatul ñuy stigmatiser kenn daanaka lu xewoon ci Malika ak Diamaguène moo leen yedd. joxe nit ki ne diw la ci nangam at la am kañ la gaañu ak ci jigéen la wala góor defe nañ ni loolu war naa mën a doy. lu jëm ci xibaar bon wax ni tel kër la wala tel quartier mooy indi lu ci ëpp boddi bi te boddi la ñuy bañ ci mbir mi parce que boddi bi lu ñuy jural dafay métti. ci Malika ak Guédiawaye nag am na ñoo xamante ni dañoo opposé woon ñu rob fa ay nit ñoo xamante ni dañoo amoon coronavirus waaye du loolu kese ministère bi daa bëgg maladie delluwaat ci lopito yi ndaxte boo xoolee bu baax ci. dernier point bu cellule de riposte bi def wane na ni sénégalais yu bëri dematuñu ci lopito yi dañuy ragal dem foofulee ndaxte am na ay nit ñiy faju coronavirus foofulee moo tax sa kii di docteur Bousso waxoon na ni foog ñu góorgóorlu ci wàllu woowulee su ko defee ñu faj coronavirus bi waaye ñu bañ a fàtte itam yeneen jàngoro yu fi nekk surtout jàngoro chronique yi mel ni diabète tension cancer ak yeneen. ñu des ba tey ci wàllu mbas mi ak musibaam waaye nag am na ci ñoo xam ni sax seen xel mi ngi dalandi fële ca Kolda moom bërëb yi nga xam ni foofee la ñuy faje ñi amee jàngoro ji daanaka kenn nekkatu fa ñu bëri ñi ngi wér ñi ngi sant yàlla foofee dañ cay ànd ak Abdoulaye Diallo ca Kolda. li ko dalee 2 avril mooy date bi diwaanu Kolda doon enregistré kawam yu njëkk yu coronavirus. ba le 20 mai bi weesu centre de traitement bi ñu jagleel aji wopp yu coronavirus bu Kolda bi le centre ëmboon na juróom-ñaari fukk aji wopp waaye fi ñu toll nii tembe kenn newatu fa ñëpp a wér fàttali ne depuis le 20 mai bi weesu Kolda enregistré wul benn cas positif bu corona tamit ñi ñu jotoon a entré ca bi le centre li gën ko bari ci ñoom ca département bu Vélingara lañ leen dépisté woon positif ak mu amoon ñi bàyyeekoo woon ca diwaanu Sédhiou département bu Kolda ak bu Médina Yoro Foulah ñoom ba fi ñu toll nii tembe amaguñu benn cas positif bu coronavirus RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo foofu ca bët Saloum la ñuy des bu ñu jógee ca Kolda ca Sédhiou dëkk bu ñu naan Tanaaf dëkk ba nag ma nga nekk ca diggante Kolda ak Ziguinchor digloo ak Guinée Bissau foofu daanaka jàngoro ja ma nga fa tax na ba képp koo xam ne dafay dugg ca beneen dëkk faw nga respecté li nga xam ne nag mooy charte yi ñu tënk mu aju ci wàllu jàngoro ji Max Eclit Kamfani lañ ci àndal ci leeral yi. ci commune bi doon Carrefour dootuñu bay kenn dafay dugg te ameewul masque rawatina ci waxtu bi nga
xam ne dem ak dikk bi dambaliyaat na kilifa yi jiite gox bi ànd si ak ñu féete ci wàllum administration taxaw temb ngir dàkkal loolee Ibrahima Gomis jaraafu Tanaf. destination yi dañoo bëri am na destination Ziguinchor destination Kolda Sédhiou Guinée-Bissau doo mën a jàll tant que porté au masque côté Kolda les gendarmes ñu ngi foofu ak benn système laa wax na côté Ziguinchor ASP yi ñooy contrôler foofu côté Guinée-Bissau deuxième côté bi damaa jël benn système monté ko au niveau du forage parce que foofu la ñuy converger balaa ñuy dugg parce que Covid bi moom kenn du xam kan moo ko yor kan moo ko yorul. ay tëralin ngir wàññi jafe-jafe yi coronavirus bi teg ci ndodu askan bu féete ci bile gogoxaat naam nemeeku ñu fa benn cas jafe-jafe yooyu Tabo Ndaw si ak jëkkëram taxaw xaar ndimbal ñuy jiite commune bi. man moom sama jëkkër laa fi représenté Aïssatou Bobo Diallo laa tudd léegi comme président de la république bi Covid 19 bi ñëwee dafa wax ne lépp loo xam ne nit ñi dañ fay daje nañ ko bàyyi ñu respecté ko à 100% ñu tëj suñu campement léegi nag ñu toog liggéeyuñu defuñu dara. ci taxawaay boobu sa ngir jàppale askan wi conseil municipal Tanaf dafa bàyyi gëtt bépp secteur bu nit ñi di yëngu tey nekk ci jafe-jafe ci wàllum koppar ci waxtu bi kaddu yooyu fësee ci maire bi Ibrahima Gomis. mobiliser 6 millions jox population yi xam ne amuñu même enseignants yi chauffeurs yi boutiquiers yi ñëpp am nañu tey parce que lu tax ma def loolu parce que tey crise su amee rek ñu xam ne dañoo xaw a tane tuuti ñeneen ñi dañuy dem foofu di leen laaj ci ndimbali. Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max dañuy daal di dellusiwaat fii ci Ndakaaru ca Grand Yoff jàpp Mbaaw seeni maire nag muy maire yi gox yeeg gox-goxaan yi ñoom fas yéene nañu xeex ak jàngoro ji fas nañu sax ci nawet bi ñu fas yéene sumb loo xam ne nawetaan Covid 19 la ñu koy tuddee Salimata Aw lañ ci àndal. Grand Yoff Parcelles Assainies Mbaaw bokk ci ay gox yoo xamante ni coronavirus bi laal na leen Grand Yoff tey rek yokkule na ñaari cas communautaire buñ sukkandikoo ci maire bi di ñu xamal ni matuwaay yëpp jël nañ ko dafa fekk ni virus bi moom moo gaaw ma job gis nañ ne Grand Yoff virus bi commencé na fii bëri trop dugg ci dëkk bi bon mais dañ ko yëg xam loolu parce que li ko waral man gis naa ne daaw ñoom information bi chaque jour man télé laay toog dégg ko avant-hier de seen chef du district nord lan daje ak moom mairie ak infirmier de poste yi ak le médecin chef du service ñu xamale Grand Yoff dépassé na 100 cas yi li ko waral pour man mooy Grand Yoff xataay bi mu xat ba pare bëri nit mooy des nag mooy jël ay matuwaay fexe ba virus bi bañ a continuer di nekk ci biir commune. mairie bu Mbaaw moonte ne de moom tëj na ay stadam di joxe ay masque wante itam di sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo fa dëkkee ngir wax ni rek def nañu lépp Abdoulaye Pouy moom mooy maire bu Mbaaw. saa bu ñu waxee nag ne commune de Mbaaw am na nangami cas day bari loo ci bopp nit ñi ba ñu bari ci Sénégal yaakaar naa ñu ne Mbaaw moo ëpp ay cas ci commune yi waaye demawul noonu parce que bu ñu ne Mbaaw ministère de la santé ñoo war di gën a leeral loolu ndax suñu ne Mbaaw il parle du district de Mbaaw soo ko déggee mooy hôpital bi nga xamante dafa nekk Sicap Mbaaw ñaati cas la joxe hôpital boobu ña fa nekk mooy commune de Mbaaw commune Sicap Mbaaw commune Diamaguène Diacksao commune Thiaroye-sur-Mer ak commune Thiaroye Gare bon tey commune de Mbaaw jox nañ leen 5 ambulance su ko defee saa bu ñu leen woowee wala ñu am fu ñu war a taxaw dinañ fa taxaw seen am ware donte ni virus bi mi ngi wéy di daw bu baax duñu bàyyi benn yoon fa ñu jàppoon ak la ñu jàppoon xeex mi day wéyandi suñu ñaari maire yi di ñu ko xamal. semaine passée rek on nañ ASC yëpp jéem a lancé nawetaan boo xam ne pour nawetaanu virus fukki fan ak juróom la ñuy dajewaat ASC boo xam ne fukki fan ak juróom yu weesu amuloo benn cas boo enregistré ci sa biir quartier ñu jox la benn trophée dina tax ASC gën a jege seen population yi. tëj nañu stade Mbaaw ba léegi waaye sensibilisation ba léegi mu ngi tàmbali def naa sport si net bi sama agent yi def nañu ñun aussi ñu ngi si taxaw wax ñoom di gën a sensibiliser def ay caravane di sensibiliser am taxawaay bu ñuy taxaw. cas communautaire yi mi ngi meññ bu baax si jamono yi heure booy dégg ñuy joxe ay xibaar cas communautaire yi dina romb lu ëpp fukki nit maire yi di ñu xamal ni ndaw yi la ñuy gën a ñaax ngir ñu dugal seen loxo ndax yëfikat jombul kenn. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ci wàllu justice ak yoon la ñu daal di dikk dal syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon ñoom nag tàmbali nañu seen grève bi ñu waxoon 3 fan lañ ko fas yéene def ñoom waa SYTJUST li ñu xam ne nag mooy seen ministre dafa war a sàmmonte ak li ñu siife woon ak gouvernement bi ci atum 2018 loolu nag la deful boobu ak léegi ñu tàyyi ci xaar bi moo tax ñu fas yéene jàmmarloo ak moom SYTJUST seen njiit El Hadj maître El Hadj Aye Boun Malick Diop ci téléphone El Hadj Ndiogou grève bi maanaam grève boo xam ne moom la tubaab di wax grève paradoxale warata woon am sax li am mooy juróomi at a ngi nii ñu ngi liggéey
pour def ay réforme yoo xam ne dafa waroon na tàqale milieu judiciaire bi ak ay greffe mais malheureusement nous avons trouvé maître Malick Sall qui est là qui est venu depuis 14 mois mi ngi fi mais doxalul dara ministère de la justice doxul te ñun ñu ngi koy commencé subir moo tax ñu jóg ne dañuy xeex ak moom ba mu respecté suñuy droit ak suñuy yelleef suñuy doléance ñett dong la benn bi dañu ne ko mu matal protocole d'accord bi nga xam ne signé woon nañ ko 2018 17 octobre 2018 dañ ko signé woon na ko matal pour ñu mën a yokk payooru travailleur de la justice beneen bi ñu ne ko ñetti décret yoo xam ne 14 décembre 2018 lañ leen signé ba léegi kenn publié ko au journal officiel ndax dafa am ay ñu ci teg seen i tànk bëgg ñoo yàqal ñu wax ko na def ba ñu publié ko beneen bi mooy formation yi nga xam ne duñ ko war a defal travailleur de la justice pour reclasser leen dans les hiérarchies supérieures mu organiser ko ndaxte ab décret moo ko ordonné depuis 2019 14 mois mi ngi fi 14 mois defaluñu dara 14 mois mi ngi ñuy yàqal te liñ ci naqari mooy ab avocat bokk ci famille judiciaire amul lu muy def di xeex les opprimés de la justice. ci wàllu justice seen grève boobu nag terewul àtteb Thione Seck moom ma ngay wéy ci tribunal bu Ndakaaru Thione Seck cour d'appel bu Dakar fa la ñu koy déglu gannaaw bi nga xamee nag dañ ko doon tuumaal lu jëm ci raxas xaalis bu baaxul loolu lañ ko doon toppee gannaaw bi ñu nga xamee itam jot naa tëdd kaso ñu daal di koy bàyyi dinañu dellu siwaat ci lan moo tukkee ci àtte boobu ñuy amal ca tribunal bu Ndakaaru mu ñeel kii di Thione Ballago Seck ci wàllu àtte ca Paris la ñu jëm Pape Massata Diack nag moom mooy ki nga xam ni daanaka mi ngi fii ci Ndakaaru waaye ca Paris turam ma ngi fay siiw lool ci àtte bi nga xam ni papaam fii ñuy waxee moom Lamine Diack ma nga ca kanam baar ba jàkkaarloo ak ñii di àttekat yi dañuy fekki Cheikh Sidou Silla ca Paris foofa ca France. li ñu mën a jàpp si déclaration yu Papa Massata Diack def ci commission rogatoire mooy que dafa seetal boppam ci fait de corruption yu ñu ko doon tuumal wax na ni sax moom amul problème xaalis ndax si contrat banque russe VTB jot na ci gagné $10 millions. Papa Massata Diack wax na aussi ni joxewuñu benn xaalis pour que ay responsable I2AF bañ a wax ci affaire athlète russe yu dopé woon nee na aussi financement campagne électorale Sénégal du benn dégg bref Papa Massata Diack nee na amul benn pot de vin ci gestion dossier athlète Russie juge bi jàng na aussi déclaration yu Valentin Balaknichev def luñ ci mën a jàpp mooy que amul benn xaalis bu ñu jagleel financement campagne électorale bu Sénégal nee na lu Lamine Diack waxoon ci enquête bi simple imagination rek la dugg nañu aussi si dossier abus de confiance lu ñu fay tuumal Lamine Diack mooy que dafa créer ay conditions pour que société Massata Diack yi mën a jël xaalis yu sponsor yi joxe fédération bi Massata Diack moom lu ñu koy tuumal mooy recel abus de confiance audience bi suspendre nañ ko ba 14h bu ñu commencé nag Lamine Diack mooy ñëw ci baar bi ku doon jokk ak yéen fii ci palais de justice bu Paris Cheikh Sidou Silla RFM. RFM rajo askan wi. ñàkkum ndox wër nag di doon jafe-jafe fu bari ci goxi Ndakaaru yi ca Yoff ca Parcelles Assainies naka noonu askan wi daanaka dañuy fanaane xaar ngir mën a am toq ndox bu ñu mën a jëfandikoo te ñaare sax duñ ko gis Oumou Kalsom li lañ ci àndal ci reportage. dañuy yeew di root wóoy bi moom mu tëj nag ba fajaraat loolu moom ko dund dina metti na. boo duggee ci biir kër gi di nga gis benn robinet bu ñu fixé ci mur bi ñaari briques seq ko ngir bañ ndox mi di wal ci perron bi robinet bi nag li ko wër lépp a wow muy wane ni rek ndox mi gëj na xel yi Ramatulaay Meng ne ay fan a ngi nii nelawatul ba yendoor ndax ñàkkum ndox mu metti mi. ñàkk ndox metti balaa ngay tëdd 2 heures du matin dafa metti wax dëgg yàlla metti na ñu ngi dee lu ñu si mën a dimbalee daal mu jóg fi moo ñu gënal parce que balaa ngay tëdd mu xaaja guddi doo nelaw 1 heure lay tijji di nga toog ba 2 heures du matin soog a tëdd wax dëgg yàlla moom bu ñu si dimbalee ñu jël. ba léegi ci gox bii di Yoff Nëngaañ maire Codou Niang toll ci juróom benn fukki at ne ay fan a ngi nii nelawul ba yandoor ndax ñàkkum ndox mu metti mu ñuy xamal ni day jug xaaja guddi ngir mën a root ay bari góom. parce que heure yi ñuy yeewu ay 4 heures du matin 3 heures du matin doo nelaw da ngay obligé toog ci robinet bi di xaar pour mu ubbi amuñu dara ci ndox ndax ñàkk ndox bi daal sonal nañu trop vraiment ku ñu si jàppale daal ñu jël pour ñu am ndox parce que heure yi ngay jóg noonu doo nelaw guddi gi ba seen nga bëgg a yeewu dem def sa liggéey aussi loolu kenn mënu ko. yeneen i ñaxtu ci ndox mi yeneen i gox yu ci mel ni Parcelles Assainies unité 13 ndaw si di wax ni ñàkkum communication bi bokk na ci lu gën a metti yëf yi. bu doon robinet yi day tëj ñu prévenir nit ñi robinet yi day tëj nga ut say butéel réserver say ndox bu tijjee baax na bu tijjul nga jël say yi nga réserver utiliser ko ba keroog muy tijji mais duñ prévenir kenn day jékki-jékki rek tëj. ñàkkum am ndox mi lëmm na yenn gox yu bari ci Ndakaaru
ngir xaar yi la jafe-jafe saafarawu nit ñi dañuy jug xaaju guddi ngir mën a am ndox mu doy. ci wàllu ndox moomu sax la ñuy des ndax ñi koy ñaawlu ñàkk ko rafetlu bari nañu lool tax na ba kuréel gi nga xam ni moom moo gàlloo kon wàllu ndox mi muy Suez Sen'Eau ñoom seeni kilifa àddu nañ ci Nafissatou Sylla lañ ci déglu ci leeral yi ñu ci indi ñoom. ak li Suez ñëw ci réew mi doomu Sénégal yu bari yaakaaroon ne nag ndox mi dina wal bu baax ci robinet yi ay perturbation lañ fiy nemmeeku mu doon ab mbetteel bu ñu sukkandikoo ci maître Massokhna Kane jiite SOS consommateur. waaw perturbation yi mën ñu ci dëkk perturbation yoo xam ni lenn rek la ñuy def di jégalu ci askan wi ak di ñu proposer ay camion citerne loolu kenn mënu ci continuer ou bien dañu maîtriser secteur ndox bi wala maîtriser wuñ ko. ñàkkum ndox bi nag romb na sax capital bi ndax dem na ba ci dëkku kaw yi te ba fii ñu toll nii nag du benn explication bu dal xel bu ñu mën a sukkandikoo maître Massokhna Kane nag di koy nakarlu loolu. ñun dañu yaakaaroon ni Suez buñ ko indee ci condition yi ñu ko indee dindi fi SDE teg fi Suez mais dañu yaakaaroon ni danañu gën a am ndox bu baax bu régulier bu moins cher mais ñun que Suez li mu ñu doon jaayee ndox bi moo gën a cher li nga xam ne moom la ko SDE daan jaayee problème yi mënul bare nii ba pare te duñu déglu benn autorité boo xam ne bii kàddoom war na jóg pour joxe explication sénégalais yi. ci kaw loolee sax la consumériste yi ne faw rek autorité yu Sénégal dalal xel yi. waaw mbetteel bu rëy la parce que d'abord ñoom duñu communiquer duñu wax ak kenn parce que liñ fi jot a doxalagum bi mu fi ñëwee ba léegi dara baaxu ci dara tanewu ci li fi newoon. donc te loolu du seen métier aussi. Sen'Eau loolu du seen métier maanaam. Suez joxe ndox gérer ndox du métier donc dañu xamul lu tax ñu indi ko fi war nañu expliquer lan moo xew vraiment. interpellé nañu ministre de l'hydraulique. ba fii ñu toll nii nag Sen'Eau du benn bataaxal boo xamante ne yónnee na ko ngir dalal xel yi lu dul rek di wax ni ñi nga xamante ne ñooy way jëfandikoo yi yekk seeni client ni tegal nañu leen ay camion citerne ci gox yi nga xamante ne ñoom la ñàkkum ndox mi gën a sonal. kon jubbantil ngeen ko seen bopp ñi nga xam ne nag ñooy xeexal askan wi ci seen àq ak seen li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef ci seen ay jëfandiku muy consomériste yi ñoom ñoo àddu noonu doon xeexal askan wi ci li ñuy jànkonteel ci wàllu ndox waaye nag ni ko na fi waxe waa Suez Sen'Eau mel na ni àddu nañu ci ndax Ibra Sall Wade kilifa la ca Sen'Eau li mu xamle moom mooy fileek KMS 3 muy fa nga xam ni moo nekk fële ca Kër Massar jàppandiwul jafe-jafe ndox moom du fi jeex dañu déglu ay kàddoom. délai bi dafay nekk compliqué parce que ay aspect technique yu bëri la mais li ma la bëgg a wax benn bi moo di que projet bi ma la tuddal léegi muy Kër Massar 3 moom mooy régler définitivement question ñàkk ndox ci région bi ak li ëpp génn région bi. maintenant yeneen dëkkaat yi nga xam ne ñu ngi ci biir Dakar nga xam ne am nañ ay problème quartier buñ ci identifié am na ñu jot a identifié di leen liggéeyal mais beneen buñ ci identifié aussi dañuy dem foofu xool ban solution technique moo xam ne moo fa baax pour mun leen jàppale. et comme wàllum demande dafa nekk loo xam dafay évoluer c'est pas lu nga xam dafay taxaw daf c'est pas partenaire donc à chaque fois dañuy xool fan moo xaw a am jafe-jafe ñu indi fa ay solution dolli ko ci solution yi nga xam ne jot nañ ko retenir te ma tuddal la ko sànq ci ay wàllu ay forage ak réseau bi ak ay station de suppression doole communiqué bi ci nga xam ne moo ci gën a officiel bi nga xam ne directeur général bu SONES wax na ko moo di que ñu ngi koy séntu fii ak fin d'année donc fin d'année yaakaar naa ne comme ni ñu waxee li ma la waxee sànq ci projet yi ñuy gérer ñun aspect technique yi dafa am aspect technique yu bëri yu dugg ci gestion projet yi nga xam ne pour nga tëb wax benn date fixe dafay xaw a jafe mais ce qui est sûr les ñëpp a ngi liggéey pour que projet yooyu gën a gaaw a teel a ñëw par rapport ak délai yi nga xam ne moom lañ jëkkoon a jàpp. bu Ndakaaru di jooy ñoom ndox gisuñu ko Tambacounda ndox mu bari daanaka moo fa indi ay loraange waaye nag ndoxu taw la ni ki démb la taw bi nag indi jafe-jafe foofe garab yu bari daal di daanu ay xadd yu bari ci kaw yi nekk itam naka noonu loolu nag tax na ba ñi nga xam ni kii nga xam ni mooy secrétaire général bu conseil régional de la jeunesse mi ngi xool képp koo xam ni loru nga ca ñu xool itam yan dimbal lañ la ci mën a jàppale Moussa Oumar Gueye ca Tambacounda lañ ciy àndal. ginnaaw taw bu am doole boo xam ni nemmeeku nañ ko ci Tambacounda am na ay yàqu-yàqu yoo xam ne am na Mamadou Ba nekk secrétaire général conseil régional de la jeunesse. yàqu-yàqu yu bëri nawetu jàmm la ñu ñaan mais démb ni nawet bi tàmbalee premier jour gis ngeen am na ku dee dënd yi ñoo ko yóbbaale démb aussi guddi gis ngeen pendant ñetti waxtu dëkk bi amul courant ngelaw bi am démb ngelaw bi def fa fort ba am yàq-yàq yu bëri yu mu def si dëkk bi toiture seng yu bëri màbb nañu garab yi daanu nañu ma gis poto lampe yi daanu si laa door a xam ne que wax dëgg yàlla démb Senelec dañu àndoon ak jafe-jafe yu métti parce que ay poteau électrique haute tension yi yooyu ñoo daanu tey yi daal
mooy ndi état di def chaque jour di créer ay comité de gestion di recenser ñi nga xamante ne ñoo am yàqule li état bi def si mbënd mi li état bi def si coronavirus bi mbas mi buñ ko defee aussi si lii nii dana tax population bi gën a soulage yoo xam ne état mu ngi leen di dimbale di leen accompagner. Léon Njing Diaw nekk jàngalekat itam gis na yeneen yàqu-yàqu. waaw dem naa ci village artisanal bi garab bu mag daanu na ci kaw case yi tribunal grand instance Tambacounda toiture bi doon servir garage foofu wadd ba daanu ci mbeddu tali état major sapeur pompier garab bu daanu ci biir kër gi surtout jàpp rawatina monsieur le gouverneur monsieur le préfet monsieur le maire conseil départemental ñu jàpp ci ndax ñu mën a dimbali nit ñooñu ñun en tant que militant de la base kuñ ko war a yëgalee kooku di maire Sidiki Kaba ministre des forces armées. lu ñu jàpp tamit ci quartier Jamweli am na benn daara bu fa nekkoon taw bi laata koon muy tàmbali ngelaw li daal di nag yóbbu safara si mu daal di lakk ñetti néegu ñax ak benn bërëb boo xam ni fa la taalibe yi doon jàngee ci daara Serigne Arouna mu nekk jafe-jafe yoo xam ni jot na ñu daal di xippi ay gir xool yan pexe la ñuy def ngir jàppale leen. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye jërëjëf dañuy daal dellu siwaat fii ci Ndakaaru ndax moodu yi fi tàggatémbe mënuñoo dellu ca bitim réew tëgg nañu ñoom seen gémmiñ di sàkku ci njiitu réew mi mu gaawee leen wallu ndax bëgg nañoo dellu te biey roplaan yi daal dinay cher lool sax tax na ñoom ñu daal di taxawal seen kuréeluk diaspora ñoo lànk di sàkku nag ci njiitu réew mi mu gaawee leen ndimbal Barthélémy Ngom lañ ci àndal ndax biey roplaan yi dañuy cher na rawatina ñuy bàyyi ñi war a dem France ak ca Italie. L'heure est grave mbir mi jéggi na dayoo émigré yi bloqué wu fii ci Sénégal dellu siwaat rek ci phrase boobu nga xamante ni njiitu réew mi moo ko fi waxoon ci benn ci ay discours am ngir ne li ñuy dund Sénégal jéggi na dayoo Baye Fall yore kàddu collectif bi di diaspora ñoo lànk. L'heure est grave pour les immigrés bloqués au Sénégal tey suba recevoir naa koo xam ne tey ji dafa am dialyse bu mu doon def Italie bloqué na fii moom lañ ko xëy yóbbu ko hôpital Le Dantec tey jii ne benn dame boo xam ne tàgge nañ ma ko ci diaspora ñoo lànk ñoo bañ bi la bokkoon dafa amoon crise diabétique parce que ay comprimés dafa jeex am nañ xale yoo xam ne dañoo war a jàng dañ leen a war a inscrire. collectif bi nag daal di dal ci kaw Air Sénégal ñaawlu kàddu yi nga xamante ne responsable commercial compagnie bi wax na ko ci antenne RFM ne amul benn yokkute ci billet yi. mu ne billet yi 1000 euros lay jar moom moo la gën a xam ne am na ku doon encaissé 1250 euros donc rabatteur am na ci loolu da koy bañ mais am na rabatteur je me demande comment un simple citoyen sénégalais yorul agence yorul vol bu war a dem encaissé 360 millions de francs CFA je crois bien que c'est le scandale du siècle. li tax ba ñuy interpellé njiitu réew mi ak kilifa diine yi nekk fii ci Sénégal ndaxte ñeñu seeni njaboot boo moytuwul ci tas la jëm yokk ci li ci gën a doy waar ñu ci bëri ci ñoom boo moytuwul daañu leen dàq ca fa ñuy liggéeyee ca Europe. am nañ 80% de la diaspora yi bloqué fii au Sénégal dàq nañ leen seen liggéey. lillahi wa rasuli nañ sauvé serait-ce que 20% bi nga xam ne waxoon naa ne jox nañ leen ultimatum une semaine suñu retourné wul au boulot dañ leen di dàq. sunu kilifa diine yi jàngu bi son excellence le président Macky Sall. jafe-jafe yooyu ñu ne gis nañu ko ci njaayum billet yi war a tax ñu delluwaat ca France ca Italie ak it feneen loolaa tax émigré yi ne autorités yi war nañ ci jóg ndaxte fi ñu nekk fii ci Sénégal amatuñu benn ressource ngir mën a dund. mboolem murit àddina bi nag di fàttaliku ni ki tey jii Serigne Abdou Lahad Mbacké nekkoon ñetteelu xalifa Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñu fàttaliku ni ba mu toogee ci xilaafa gi ci atum 1968 la woon ba 1989 moom Baye Laat moomu ci ñi ngi ko gënoon a xamee tey jii la ñu koy fàttaliku ci màggal gu ñuy amal ca Touba waaye nag màggal gi dañ ko féetale dañ ko defee rek ni ñu ak màggal yi ko weesu ak jamonoy mbas mi ñu nekk ku nekk fa nga nekk rek noonee nga ko màggalee ñuy fàttaliku ab Abdou Lahad Mbacké ni ki tey jii. RFM bitim réew. bitim réew xibaar yi dañ ci ànd ak Youssouf Bodian Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Pape Ngagne. dañ koy tàmbalee ak doomu Sénégal yi nga xam ni ña nga des fële ca Maroc daanaka xaw nañu takku. waaw ñoom nag ci ay camion lañ yor wala ay oto bàyyeekoo ci biir réew mi di Maroc waaye tamit ci Europe ñetti weer a ngi nii mënuñu dem mënuñu dikk ba tax na kon ñuy sàkku ci nguur gi mu daal di leen dimbali su ko defee ñu daal di ñibbi si Sénégal fekk si seen i njaboot ñu ànd ci reportage yu ndaw mi ñu toogal ca Casablanca di Khady Mbaye. fanweer ak juróomi sénégalais yu mer ba futu ci benn dox ñaxtu bu amoon ci sud du Maroc ñoom nag dañoo yëkkati seen kàddu ngir fësal li nga xam ne moo di seen naqaru xol. vraiment sonn nañ trop. waaw 3 mois koo def si àll bi yor njaboot. waaw nekk fii di toog di xaar rek di xaar doo xam looy xaar chaque jour ñu naan la tey suba
Mauritanie moo tëj Mauritanie moo ubbeegul Mauritanie bu tijjee duñu leen bàyyi ngeen dem bëgguñu leen bàyyi ngeen dem ci xeer yi. en même temps ñu nekk Italie ak fépp fu waay nekk gën a sori fii ñun ñu ngi lay jëli di lay lijjanti te ñun fi mu toll nii buñ ne salaamaaleykum waa Sénégal nañu maaleykum salaam comme ça veut dire que ñun ñoo gën a proche Sénégal. dañoo mere tey ba futu ñi nga xam ne ñoo di seen kilifa yi nekk fii moo xam Casablanca wala Rabat ñoom kat nee na ambassadeur bi ak consulat bi li nga xam ni moom la doon xaati ñoom defuñu ko. te ñun suñu ambassade bi ak suñu consulat bi lan la fi jëriñ. ça fait 3 jours ñu ngi manifesté wu fii kenn jëlu si téléphone a woote fi wax laaj ba xam situation nan la fi demee ñoom buñ leen woowul ñoom duñ ñu woo. loolu du dëgg ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan teyit lépp loo xam ni mën nañ ko ñi ngi koy def ngir jàppale leen. consul général bu Sénégal moom moo tontoo noonu waaye nag dafa mel ni yooyu la kàddu doyul ñi nga xam ne ñoom lañu bloqué ci frontière Maroc ak Mauritanie boobaak léegi ba tey mu mat ay weer. ay góor yàlla nag ñoo fi nekk ak ay soxna yoo xam ne presque ay góor lañ te buñ jàmmaar ak policier dara du doy Macky Sall yow la ñuy waxal on est marré on est fatigué. ñun ñëpp ñu ngi fi nekk nag du ñu reculer nag du ñu dellu ginnaaw ñoom it neen duñu dellu ginnaaw léegi nag jàmmaarlooy moom suba ak ginnaaw suba kere ñu ñuy bàyyi chaque jour ñu dox benn pas dem ci kanam ñu bloqué ñu bàyyi foofu camion yi bu subaa ñu dellu si waat. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye dañu xamal ni roi bu Maroc di Mohamed VI am na kon benn opération boo xamante ni def na ko ca clinique du palais royal bu Rabat nee nañ kon yëf yi yëpp jaar na ci yoon ñu fàttali ni kon buuru Maroc am juróom fukki at ak juróom benn dafa am kon feebar ci wàllum xol mu defoon sax opération ci atum 2018 weeru février ñu jàpp ni jaaroon na yoon mu defaat kon beneen opération ni ki weekend bi ñu des ba tey ci wàllu xibaar yi ca Mauritanie moom dafa mel ni mbas mi ma ngi fay wéy ba tey. lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméer nit ñoo ko amee feebar bi juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ñàkk nañ seen bakkan waaye ba tey am na ñoo xamante ni am nañu feebar bi waaye duñu nanguwuñu kon signalé wu autorité yi fa nekk ngir ñu yóbbu leen daal di leen ber ngir faj leen ba tax na kon ki nga xamante ni moom mooy directeur de la santé publique di sàkku doomu Mauritanie kon fekkee ne ñoom ñu ngi continuer di dox ak virus bi te dara dalu leen ñu jël seen matuwaay ba bañ a wàll ñeneen ñi. ñu dem ca Canada université yu fa bari nag dañu wàññi bu baax li nga xam ne moom lañ doon fayeeku étudiants yi ci seen ay inscription bokk na ci université yi nekk ca Québec ñoom nag bëgg nañu yeneen kon ay doomu Afrique wala yi jógee ci beneen continent daal di ñëw ci réew ma jamono ji nga xamante ni ñëpp a ngi jóg ngir xeex lépp luy boddi konte ci wàllum xeet ñu ànd seeg suñu ndaw mu ñu toogal foofu ca Canada di Mamadou Aïcha Ndiaye. boddi konte ak i xeet ci xeex bi nga xam ne kii wër na àddina bi ginnaaw bi ñu faatee George Floyd réewum Canada jël na dogal wàññi lépp luñ doon fayloo ñii nga xam ne ñoo di étudiants étrangers yi te jóge woon ci seeni réew ñëw di yokk ci xam-xam ñu teggi leen lim bu am solo ci xaalis bi ñu doon fay ci daara yu mag yi nekk ci réewum Canada démb nag lañ ko fésal ne lépp loo xam ne daal nit yittewoo na ko ci njàng mi doomu Canada li muy fay la keneen ko war a mën a fay ngir ñu mën a tolloo liñ ci mën a jàpp nag fii ci réewum Canada moo di Covid bi mi ngi fi wër di gën a law 98,000 ci doomu aadama am nañ ko jàpp nañ ci juróom-ñeenti junniy doomu aadama yu ci faatu li ñu mën a fésal mooy di 2 millions ak juróom-ñaar fukki junneeg ñaari nit testé na lañ fii ba xam ndax am nañ doomu jàngoro ba mu déet ki doon jokkoo ak yéen fii ci Montréal di Mamadou Aïcha Ndiaye pour rajo Futurs Médias. ñu dem ca France foofu juróomi nit ñu tegoon loxo ajjuma ca musée du Quai d'Orsay dinañ leen atte weeru septembre ci tribunal bu Paris ay militants lañu dañoo dem kon daaneel benn poteau funéraire bi nekkoon foofu ci musée boobule ñoom ne nañ kon dañuy nanguwaat li nga xamante ni ay œuvre la Afrique moom ko te tubaab bi daal di ko aakimoo groupe bi daal di filmer kon action yooyu la dugal ko ci internet bi ñu gis sax kenn kuy wax ni moom RDC la bàyyee ko nee na kon ñoom dañuy def lépp kon ngir li Europe sàcc ci Afrique ñu daal di ko jëlaat yóbbu ko ci continent bi seen garde à vue jeex na juróomi ñooñu lay kon dañ leen bàyyaat liberté sous contrôle judiciaire lay doon laata ñu leen di atte ci weeru septembre wàllum boddi konte ci wàllum xeet ba tey la ñuy waxtaanee ak conseil des droits de l'homme bu ONU nangu na organiser ab waxtaan ab débat kon ci li ni mel ak tamit violence policière yi ñuy tontu kon ci sakkuteefu ay réew Afrique yi nekk foofu ca conseil des droits de l'homme bu ONU ñoom sax nañ dooraat seen 43e session ginnaaw bi ñu ko arrêté weeru mars ndax mbas bi di coronavirus Pape Ngagne. Youssouf Bodian jërëjëf kon ñu daal di wéy ci Coro News ak Anna Rocha.
ñaari fan ngi nii xibaar yu jóge Asie dalul xel dara ay gox yu bari ci diwaanu Pékin lañu daal di confiné waat gannaaw bi ñu nemmeeku lu tollook juróom fukk ak juróom-ñaari cas yu bees ci jàngoro ji gulet ñu nemmeeku li ni mel weeru avril ak tey loole waral ñu bari tiit ne ndax duñu amaat benn deuxième vague épidémie bi foofee ca réewu Chine kilifa yi nag jël nañ ay dogal ngir def lu tollook fukki junni ci ay test ci waxtu yi ñu dëgmal ca réewu Japon Corée du Sud ak Singapour foofu itam nemmeekuwaat nañ ay cas yu bees ci jàngoro ji Afrique itam mel na ni mbas bi léegi mu ngi law bu baax a baax ndax ci 24 heures yu mujj yi rek daal di nañ fa enregistré lu ëpp fukki junni ci ay cas yu bees moo ne day bis laata loolu ñu ngi toll woon ci juróom-ñaari junni cas ci xibaar yu mujj nag yi ñeel Afrique lu tollook 242 969 personnes ñoom la ñu daal di gis ne am nañu jàngoro ji ci biir continent bi lu tollook juróom-benn junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti ñàkk seeni bakken lii mu nit ñi nga xamante ne ñoom wér nañu ba génn hôpital mu ngi toll ci 110 735 ak lu ëpp juróom-ñaar fukki junni ci ay cas Afrique du Sud fa la mbas mi gën a law ci biir continent bi waaye itam ci région Afrique australe bi maanaam ci bët saalumu continent bi ci Afrique sowu jant nag Nigéria fa la mbas bi gën a law ak lu tollook fukk ak juróom-ñaari junni ci ay cas confirmés moo ne day ci Afrique de l'Ouest ba tey situation Guinée-Bissau moom moo tàmbalee jaaxal nit ñi ndax bu ñu sukkandikoo ci RFI ñetti centre yi nga xamante ne fa la ñuy dalal nit ñi amee jàngoro ji di coronavirus dañoo fees dell ba débordé teg si oxygène médical bi dafa manqué bu baax a baax yokk si nag benn pàcc ci askan wi ñoom ba léegi nii dafa mel ni gëmuñu jàngoro ji ba tax duñu sàmmonte ak mesures yi nga xamante ne kilifa yi jël nañ ko fa ngir wàññi mbas mi nu fay lawee altine ji nag Europe moom mu ngi tàmbali waat ubbi ay frontière am yu ci mel ni Allemagne Belgique France ak Grèce ndax ñoom dañoo jàpp ne rek fi mu toll nii ñu ngi contrôler mbas mi fu ci mel ni France fi nga xamante ne jàngoro ji daal dina faat lu jege fanweeri junni ci ay nit ministre de la santé ba daal dina yëkkati ay kàddu ni ki tey ji ci suba muy xamle ni moom ministre bi li ëpp ci mbas mi mu ngi seen ginnaaw ci bilan bi mujj bi nga xamante ne nag agence France Presse daal dina ko def jëlee ko ci source officielle bu réew bu ne mbas mi ba fu ñu toll nii daal dina laal lu jege juróom-ñetti million ci ay nit faat lu tolloog 400 junni ci ay nit. jërëjëf Anna Rocha kon noonu la ñuy daal di dikkee nag ci reportage bi nga xam ne dañu leen koy amal daanaka bis bu nekk tey ca Matam la ñu jëm fekk fa Ali Bandel Niang ñu jagleel ko wàllu nawet bi. diwaanu dex gi rawatina région de Matam mbay mooy bakkam nde fii la soso waaye nag ñett at yi yëpp ci gannaaw gox bi lépp crise alimentaire mu ngi fi jamono yi mbas mi nag mbir yi dafa gën a tar ba mu waral jafe-jafe nga xam ni wàllu mbay mi jànkonteel ak moom ba tax irrigué bi rek la gaañi amat yaakaar jamono yi lu ëpp fukki junni ak benn hectare nguur gi aménagé na ko ci Matam waaye la cay sooxe mooy engrais amut Ibrahima Thioub mooy njiital union bu Matam. bëgg balaa ñu commencé campagne tey la am engrais engrais bu ñuul bi da nga ko war a utiliser balaa nga dugg ci tool yi boo duggee ci tool yi ba pare nag soo ko utiliser engrais bu weex bi mooy urée léegi nag bu dee loolu amut léegi ñun lu ñu bëgg daal engrais bi na tey la ñëw prix fixe bi nga xam ne mu ñuy xoj ñun producteurs yi tey boo yaaree Senelec amul benn producteur pour duñu jooy. gannaaw intrant yooyu lee wàllum financement itam doon na li nga xamante ne tey jii tere na nelaw baykat yi ci jamonoy mbas bi taxoon na ba campagne agricole nawet bi ñu dëgmal fu baykat nekk yaa ngi daas sa ngoos te kenn bëgg ko wuute waaye taux de remboursement ba ca banque ba téeméer yooyu jël daanaka juróom fukki yi rek ñoo fayagum Abdourahmane Dia mu njiitalu union bu Dumga. dañoo am jafe-jafe ci remboursement dafa am ay producteurs yi nga xam ne dañuy bañ fay c'est pas amuñ am nañ te ils ne sont pas honnêtes lu tax honnêtuñ dangaa ñëw fekk terrain bi amul dara ñu defal la lépp ba nga mun a am ceeb nga am ceeb ba pare nga yóbbu sa kër nga bañ a fay mais loolu yëpp ni lii la c'est-à-dire lii buñ ko réglul day daf ñu pousser à la violence parce que c'est-à-dire autorités yi nañ jël seen mesure boromam ñu yóbbu ko à la gendarmerie ñu tey ko fa tant que fayut. xanaa tey kay jafe-jafe bi rek moo di ñàkkum volonté politique bu leer bi nga xamante ni ci la nguur gi war a jaar jàppale waa SAED jàppale Prodam waaye itam gën a kàttanal projet programme yi ngir ñu mën a encadrer baykat yi seen wàllu bopp mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia
seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay ak Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. cirë ngeen jëf cekkeen di ca kër Cheikh Yérim Seck yéenekaay yu bari ñu xëye ndool fa la ñu xëye L'Observateur, Libération, Tribune ak Le Quotidien ñoom ñëpp xëy nañu xamal ne journaliste Senafrique ba woon di Cheikh Yérim Seck ma nga ñu woolu ca gendarmerie. L'Observateur nañu waaye bi ñu ko laajee lu xew ba tax gendarme yi convoqué ko li mu leen tontu moo di laaj ngeen mbott ab geenam. L'Observateur mi ko laaj loolee teg ci di ñu xamal li tax ñu convoqué ko moom Cheikh Yérim Seck ca gendarmerie. ubbil yéenekaay bi coowal Bati Plus ak famille Farès ak lu mu ca wax moo ko jural convocation bi ci émission bu ñu naan invité de MNF di amee ca télévision 7TV fa la waxee la tax ñu woolu ko ndax dane gendarme yu section recherche yi ba ñu demee di perquisitionné kër famille Farès 650 millions la ñu fa fekk wax nañu lu taxawul la ñu fa fekk ëpp na ko ñeenti milliards la ñu fa fekk. L'Observateur nañu procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ba mu yëgee loolee ca la sant waa section recherche bu gendarmerie fédérale bu ñu ubbi ci enquête ngir xam loolee Cheikh Yérim Seck di wax ana lan moo ci am dëgg-dëgg. La Tribune nañu Cheikh Yérim Ndoumban Seck suli na ay mbóot yu rëy ne dafa wax ne ci mbirum Bati Plus bi am na ci ñetti ministre de la République yu ca tax ripp bay mandat d'arrêt mi ngi gàlle ci seenu ndodd mu wax ne ci dossier boobeet loxob ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall génn ci mu di loolu La Tribune nee nañu cabinet bu ministre Malick Sall nee nañu du dëgg te tuuma Yérim Seck yooyee duñu ko bàyyi mu jàll ñu jàll ci Libération gis fay li tax ñu convoqué Cheikh Yérim Seck ca brigade de recherche bu gendarmerie fédérale ba xibaar boobeet ku xool xët mu njukk enquête dina kay man ko fa jànge njàng mi ci réew mi di éducation nationale ministre bi ñu ko dénk di Mamadou Talla Les Échos nee nañu amatul jàmm waxi année balance di atum njàng mu nul lay bañ a dégg moo waral mi ngi def lu mu mën ngir waajal ubbi teg école gi ne jàpp na ne ginnaaw ubbi nañu jumaa yeeg jàkka yeeg église yi ubbi hôtel yeeg restaurant yi yombal dem bég dikk bi mu di ci jaww ji di ci jéeri ji kon jot na sëkk ñu xool nu ñu mën a ubbee l'école yi ba élèves yi mën a jàngi ndax ëllëgu gone yi ci la wékkee li des kay moo di jël matuwaay yi war ba élèves yi bu ñuy jàngi ba jàngalekat yi di jàngale ji ñu bañ a am benn jafe-jafe. Libération nañu élèves yi war a def examen léegi tey ñu ubbi leen seeni classe ndax ministre éducation nationale di Mamadou Talla mook ñi mu àndal ñoo nga cay liggéey bu baax a baax te yàggatul li yàgg ci njàng mi yàgg ci jàngalekat yi réew mi bay bëgg a sëxin journal L'Info nee nañu mooy diggante enseignants yi ak xaalis ñu bari li ñu leen bàkke moo di enseignants yi dañoo bëggub dërëm yéenekaay bi nañu waaye bi ñu ci waxtaanee ki jàngalekat yu nekk ci enseignement supérieur bi moyen secondaire ak élémentaire ñoom ñépp a fa xas wax joojee yéenekaay bi tegal ñu ci ne liggéeykat yi ci fonction publique bi jàngalekat yi ñoo ci ëpp ndax mat nañu junni ak ñaar fukki jàngalekat li ñu dikkee état bi mu di seen masse salariale toll na ci 520 milliards at mu nekk coowal suuf li nekk ci dëkk bi journal Sud du Quotidien xëy na ca gës bu yaatu mu di bande de filao beeg ni ñu koy saax-saaxe ak suufas réew mi si ñenn dëkkee dagg di dëkk littoral bi caxat-caxatee nañu ko filao yi agressé nañ ko ci yëmbal noor bari na fay lotissement yoo xam ne ña nga koy jaaba jonge ndax nee nañu tegewul ci yoon ci cité Apix yi am na fay site de recasement yoo xam ne gaa ñi dagg nañu ko def koy pàkk jaay ko Malika moom nañu ko def sud nañu bu doon nit la ñu ne fatt na lagrosit waxi nopp ca Bambilor moom ay député ak i boromi tur maanaam i célébrité ñoo ak i moo suuf sa anki dina kay nañu bu dee coowal suuf rekk ci réew mi ca jas fa la raay ba téeneen ndax am na fa lu mat juróom fukki hectare ak juróom yoo xam ne ay nit ñoo ca teg loxo mu di suuf soo xam ne Abdoulaye Wade ba muy doon président de la République moo ko déclassé woon ci diggante ñaari tuuru élection yu 2012 yi mu tolloon ci téeméeri hectare ak fukk waaye lépp gaañu sàkkal nañu ko pexe ba ci projet bii di projet futuriste te promoteur bii di Mamadou Clédor Fall moomoon ko projet ba ci ay kër ak i pàkk ca la mujj ak i lée guddi yi ñu toll mujj naa wex xàtt ci moom Les Échos nañu gi la yoon du diggam ak Senelec mbaa liggéeykat ya ca Senelec waaye moo ko beneen société bu ñu naan Wadgo la juróom-benn fukki millions ak juróom moom la Wadgo di toppee ak i leen ndax ñàkk respecté contrat bu ñu séqoon mu jëmoon ci achat logiciel économie d'énergie yëf ya yegg na ci yoon ba justice ne bépp compte ba akile moom nañu ko sisir teg ca loxo bu sëf jekkee loxo jóg ca coronavirus bi dara réew mi ba léegi moo fi mbambu L'Observateur xëy ca xooli ñenn ñu masa coronavirus te yàlla def ñu wér ca ñu bari ci ñoom xamal nañu journaliste L'Observateur yi ne bu ñu wéree ci yaramit wéruñu ci xel ndax bët bi ñu leen di xool ci réew mi am ca ku ca xamal waa L'Observateur ne nit ki bu ab sagam sàggee ko néew la buy dox am ca keneen ku leen waxit ne moom corona na ba wér waaye li muy dund tax na léeg-léeg xaru rekk mooy nekk ci xel mi. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mouhamed Ndiaye ci noonu nag la ñuy dikk daal jeexale ak gis-gis muy ponk bi tëj xibaar yi digg njaloor gi
gis-gis nag dañ ko jagleel xam ngeen ni Moody's kuréel la guy natt réew yi ci seen wàllu koom moom nag dafa am benn note boo xam ne jagleel na ko Sénégal te loolu dafa mën na yàq lu bari ci koomu réew mi ndax signature am lay néewal doole loolu nag la ñu fas yéene waxtaane dinañ ci ànd ak docteur Mamadou Samba Anne moom jàngalekat la ci wàllu management ci école supérieure bu Polytechnique Moubarak Lo moom mooy directeur général bu prospective économique moom itam xam-xamam màcc ci wàllu koom mu mel ni ñoom jàppandi nañ ci téléphone bi njëkk ma nuyu Moubarak Lo Moubarak maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. ñu nuyu itam docteur Mamadou Samba Anne maa ngi lay nuyu docteur. maa ngi lay nuyu Pape Ngagne. jërëjëf Moubarak ñu dooree ak yow maanaam li nga xam ni moom moo tukkee ci Moody's ku ne xam na ni ci jamono ji ñu toll jamono la joo xam ni réew yu bari seen ëllëg daanaka ci wàllu koom dafa sooxe bu fekkente ni nag note bi dafa ñëw mën a nasaxal signature wu Sénégal ci wàllu koomam lan la ko mën a jural ëllëg. waaw maa ngi lay gërëm xam nga wax na danañ mën nañoo wàññi sa note. yemul ak wàññi nañ ko. fi ñu toll nii Sénégal dafa mel ne dañ ne ko ñu ngi lay xool. ndax fan yi ci gannaaw daf nga loo xam ne mooy dem nga bitim réew wax nga dëkk yi nga xam ne dañ la lebaloon wala institution internationale yi ñu xaw a ndéggan yi pour liñ lay fayu intérêt bi ñu bañ koo jël. loolu nag bi mu amee. ñooñu nga xam ne ñoom ñooy saytu réew gi dañu wax ni suñ moytuwul Sénégal dana ci jógee wax ñi nga xam ne duñu ay réew ay privé lañ ñoom it dina leen wax lu mel noonu wala boog du leen mën a fay lim leen amal moo tax ñu ne ko comme def nga lële danañ la xool ba xam nooy jëfele ci weer yi di ñëw su fekkee gis nañ ne naroo fay privé yi li nga leen amal lépp danañ daal di wàññi saytu bañ nga daan saytu. nga daan may kon su fekkente ni dégg nañ la bu baax mooy artu la boo xam ni Moody's def na ko mais man li ma ci jaaxal rek mooy génn bi nga xam ni ministre bi ñu dénk wàllu finance muy koomu réew mi génn na ko di wax ci wàll boobu. waaw xam nga moom rôle am la def ndax xam nga communiqué moom su génnee ndax su deful woon loolu ba Moody's wax. waa réew mi xëy na danañ foog ne Sénégal dañoo wàññi liñ ko daan may. mooy daanakaam dañ naan yorin gi daal des na ci wàllu koom bi. moo tax mu expliqué ne loolu Moody's wax dafa wax nag ne mi ngi xool Sénégal. waaye xëy na suñ demee ba ci ay weer dana gis ne Sénégal foo woon na woon mooy. nam daan fayee borom ba tey. d'accord luñ ko baal daal ku ne ko kaay ma fay la moom dana la mën a fay. d'accord su ko defee wàññi gi du daal du am. d'accord docteur Mamadou Samba Anne est-ce que dina yomb ni ko Moubarak waxee Sénégal na woon fa woon ci wàllu koom ci jamono ji nga xam ni croissance bi ñu ngi ko doon dégg ci 7 daanaka ba war a jub maanaam ñaari chiffre fi mu nekk nii mu dellu daanaka ci benn est-ce que dina yomb ci koomam mu mën a dellu ca na woon fa woon. waaw d'accord maa ngi lay nuyu d'abord li may njëkk a commencer moom mooy un peu benn xaw a résumé parce que Moody's ak S&P en fait ñoom ay bànqaas lañu yoo xamante ni dañuy joxe ay notes te bi ñu seetee notes yi ñu ngi génn di Sénégal adhéré ci ISD bi pour ñu wàññi suñu service de la dette donc loolu ça veut dire quoi Sénégal dina dem lebiwaat waaye pour mu dem lebiwaat ñii lebale dañu war a soxla ay bànqaas yoo xamante ni wala ay outils yu leen di permettre ñu xool ndax fii dugal fi suñu xaalis wóor na wala wóorul parce que tamit kenn du dugal sa xaalis te source de investissement loolu moom kenn xalaatu ko donc waa institut yi ñooy institut yi mun a yi joxe ay notes ay orientation pour que ñu xool ndax ñun wóor na wala wóorul ñu dugal ci waaw léegi nag bi Moody's bi loolu la wax dafa ne Sénégal demagul ci dégradation waaye lu ñu war a gëstu la lu ñu war a xool la donc lu ñu war a def attention la bàyyi ci xel bu baax léegi nag ñun suñu économie yi ñëpp xamoon nañ ni mu xaw a ni mu meloon dafa xawoon compliqué ci fan yi yëpp jamono yi passé doyoon na waar loolu léegi nag économie boo xamante ni da doon ñu koy waxat da doon yeexu nga xëy kii ñëw dal ci kawam nu mu tuddati Covid bi dal ci kawam
waaye day gën a doy waar. donc luy doy waar la luy metti la waaye du ma wax ni luy impossible la. waaw il faut des mesures rigoureuses n'est-ce pas pour que il faut ñu jël ay décisions yoo xam te ni yu dëgër la pour mën a génn ci lii parce que Covid bi man mun naa wax ni c'est un mal d'habitude pour un bien quelque part parce que permettre nañu ñu gën a mën a xool suñu càmbar ko bu baax a baax ci domaine yëpp. te léegi dina mën a tax tamit ñuy gën a jël ay décisions yoo xamante ni dina mën a. ba ci wàllu koom mën na doon lu baax pour yow. ba ci suñu wàllu économie ba suñu wàllu économie man gëm naa ni Covid bi jox nañu moyen yu ñu analyser ko. parce que tey ci ku doon sax bëgguñ jël réew mi wala ki fi nekk am na moyen yu mu analyser dëgg-dëgg xam suñu économie bi. ban domaine la koy tegaat parce que adduna bi génne na waat léegi yeneen réalité yi wane ni war nañu mun a changer les choses war nañu teg ay politique d'accord jërëjëf Moubarak dégradation boobu ci wàllu signature te Modis junj ko wax nga ko léegi ndax Sénégal mucc ci note bu baaxul est-ce que loolu dina yomb pour yow ak ci jamono bi nga xam ne ci la ñu toll. waaw li ma xalaat mooy xam nga mbir mi bi mu amee foogoon nañ ne dana yàq lu bëree bëri te bi ñu avancé même FMI bi mu defaatee saytoom gis na ne réew mi ni mu daan yokkoo xëy na du ko mën a yokk waaye du ndërmeelu ni muy ndërmeelu ci yeneen dëkk yi mooy croissance bi toujours dana nekk positif ñu ngi anticiper 1,1% mooy ne benn ak genn ak tuuti loolu nag du bëri ndax Sénégal soo xoolee da nga dem ay fukki at ci gannaaw pour mën a même da nga ko weesu pour mën a am lu tuutee noonu xëy na da nga dem fukki at ak ñett wala juróom te doo agsi foofu ndax at yi yëpp soo daan gis par juróom-ñaar la daan yokk. dëgg la waaye ci seen notation loolu am na ci solo waaye tamit ñi nga yore xaalis ci réew mi am na ci solo ndax li ñu xam mooy ñi nga xam ne ñoo yore kopparu réew mi mooy ministère des finances. soo xoolee ñaar fukk ak juróom-benn. ci gannaaw mooy bañ defee dévaluation ba tey am nañ xarañ goo xam ne daanaka situation boo lañ jox danañ ci mën a génn. moo tax ma foog ne suñ leen mayee ñoom ci kanam bépp créancier privé boo xam ne amal nañ ko xaalis su ñëwee danañ la mën a fay. xaw ma nag nan la ñuy def ba taf-tafatal feneen waaye dinañ ci génn. loolu moom wóor na ma. leneen li mooy li sëñ bi doon wax léegi sëñ Anne lu am solo la mooy ne réew mi Covid bi dana ko jàngal lu bari. mooy ne ko am na solo. mais du ko lor lu bari tam ci wàllu koom Covid bi. bon dana ko lor mais li ma jàpp mooy danañ ci génn ci ñëpp lay lor adduna bi yëpp dana leen lor. parce que soo xoolee adduna bi globalement ñëpp danañ wàññeeku juróom. Sénégal au lieu mu wàññeeku moom dana yokk tuuti waaye xëy na balaa muy mën a àggi fi mu nekkoon avant dem ba yokk ay juróom-benn jëm juróom-ñaar il faut mu dem beneen at wala beneen at bi ci tegu. te at yi ci gannaaw ñu ngi doon wax dañu bëgg Sénégal émergent. donc day mel ne gën na jafe léegi. waaye nag réew moom daanaka am doo jaar ci yoon rek yaakaar ne yoon wi. doo dem ba am ci tëlëf-tëlëf. d'accord lii tëlëf-tëlëf la boo xam ne kenn foogu ko woon. d'accord xëy na dana yàqal réew mi at ak wala ñaari at. li am solo mooy teguwaat ci yoon. d'accord su neekuwaat gën a liggéeyaat. docteur Massamba docteur Mamadou Samba plutôt Anne du Modis rek moo fi nekk am na yeneen kuréel yoo xam ni seen ay notes aussi dafay am solo ndax yaakaar nga ni loolu itam mën nañ ko xaar mu nekk lu mën a jubbanti mën a yokk yaakaar itam ci wàllu économie ëllëgu Sénégal. waaw yaakaar naa ni itam yeneen dinañu feeñ parce que comme ni ma lay wax rek mooy adduna bi dafa changé. ñooñu ñëpp nag. li ñuy wax niw diil peut-être dina am ñooñu ñëpp dinañu génne seeni note te note yëpp nag jàngat lay doon pour dëkk yëpp jàngat lay doon tamit pour ñu bugg dugal seen xaalis ci dëkk bu nekk donc man yaakaar naa ni note yi baax na parce que nit kuy def dara da ngay soxla ñu lay évaluer ku ñu dul évaluer rek yow doo dem fenn évaluation nag mun na génne note bu positive comme note boo xamante ni tamit baaxul waaye tout dépend rek nan lay réaction wu nit ñi ñan la ñuy réagir pour corriger yi nga xam ne
woon pour améliorer yi nga xamante ni ñoo dox nan la ñuy fexee pour am beneen démarche beaucoup plus optimum boo xamante ni dañuy am efficacité ci suñuy taxawaay ci lépp mais tamit ñuy am économie ñuy mun di économiser ci suñuy investissement yi nan lañ koy defatee est-ce que investissement bi jaar na ko est-ce que finalement bu ñu ko defee objectif bi. bor yi naka lañ koy lebetee ci yan taux lañ koy liggéeyantee waaw bor yi. exactement ñu xool ko. ba pare xam ndax bor bi li ñuy génnee est-ce que en fait dina amal njëriñ. comme li ñuy wax rek mooy li ñuy wax optimum. efficacité ak efficacité. donc foog ñuy teg ci balance bi loolu yëpp ba pare tamit. ñu yokk ci leneen moom mooy ñuy diriger suñuy réew ñuy teg ay mécanismes yuy tax ni ñuy mun di contrôler loolu ñuy mun di contrôler ni que dërëm buñ fi dugal foog mu am plus parce que ñoom lañ ko jox ñoom ñoo am responsabilité wu gérer affaire yi ba mu jaar yoon ba nga xamante ni Sénégal yëpp gis ci seen bopp waaw d'accord Moubarak xam naa ni ci laaj bu mujj bi rek ndax waxtu bi dab nañu mooy ku ne déggoon président de la république doon wax lu jëm ci boru Afrique bi ñu mën koo neenal ñu bari sax jàpp ni aj ko la ñu doon gën a séentu que neenal ko ak lu mën a xew ndax note yu mel nii am na lu mu ci mën a jur am na lu mu ci yàq wala am na lu mu ci mën a defar. waaw yokk ci dara xam nga ñoom ñaari pàcc la boo xam ne. ku ne daa am nooy liggéeyee. Sénégal bi muy wax nañu niilal bor bi jublu ci woon ñi nga xam ne ay privé lañ xam nga privé moom du la may dara moom bul yaakaar ci moom dara ndax moom su la mayee ci boppam day jaaxle am réew moo mën a maye donc Afrique bi muy wax nañu niilal borom mi ngi ci jublu woon réew yi mu amal wala institution ñu mel ne ñoom banque mondiale wala banque africaine développement wala FMI ak dëgg la donc note bi du ci yàq dara mais nag fi mu mën a yàqee mooy boo demoon bay lebiwaat ñi nga xam ne ay privé lañ su fekkee dañu wàññi sa note moom soo bëggee leb su fekkee juróomi dana jafe taux d'intérêt day gën a yokk dana jafe dëgg te tamit sa bor sooy wutati bor day gën a jafe ndax am na dëkk Afrique yoo xam ne fi ñu toll suñ jógee wax ne lebal leen ma kenn du leen nangoo la ndax seen yorin kenn wóoluwu ko dëgg la jërëjëf docteur Mamadou Samba bu fekkee am na ponk boo ci bëgg a daaneele rek. waaw li ma ciy daanelee rek moom mooy comme ni ma la wax rek lii situation bi war na tax ñu jàngat. suñu dëkk yi dañu war di jàngat ci lépp lu am ci façon ni ñuy noté. jàngat ci façon nan lañu parce que bu ñu bëggee développé wu. il faut que ñuy jàngat boo xamante ni du am benn complaisance. jërëjëf ci situation yi pour mun a teg. merci les beaucoup mesures correctives yi tax. dëkk bi mun a changer man daal loolu xam naa. jërëjëf ci li ñu war a ci war ñu xool ba pare moom suivi surtout suivi. jërëjëf problème boobu jërëjëf docteur Mamadou Samba Hann moom mu nekk jàngalekat ci wàllu management ca école supérieure polytechnique la Moubarak Lo di directeur général bu bureau prospective économique moom itam ñu koy gërëm gis-gis bi ponk bi aju woon ci note bi nga xam ne nag Moody's def na ko jagleel ko réewum Sénégal li nga xam ne mën na koo gaar ci wàllu koomam moo sababoon ponk boobu doon tëj xibaar yi digg njoloor gi ak rajo Futurs Médias Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi ñu leen di jaajëfal di leen jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla ande ci diir bu gàtt di ngeen ànd ak Aminata Ndaw ci communiqué yi ak tàgge yi jërë ngeen jëf.